mbokk yi asalaamaaleykum ñu am tey contact ak mbégte di leen retrouver seen numéro bu bees débat de la jaune sur la jaune 7 TV tous les mardis rediffusion jeudi débat de la jaune tey jii di dalal ki nga xam nekk mooy Yoro Fall président mouvement pour l'émergence nekk tamit responsable politique fii ci Kër Ndiaye Lo ci commune Bambilor département bu Tëngéej moom mooy tamit président directeur général PDG bu entreprise bu ñuy woowee Global Falen Holding Service Yoro Fall président asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu di la dalal tey ci plateau Jaune 7 TV. maaleykum salaam monsieur Mané maa ngi leen nuyu di leen fay di nuyu équipe bi nga àndal yëpp di nuyu waa Jaune 7 TV. Bambilor di ñaan seen télé bi yokk ba sa kaw a kaw incha allah. jërëjëf Yoro Fall président mouvement pour l'émergence responsable politique Kër Ndiaye Lo PDG entreprise Global Falen Holding Service laata ñu dem d'abord émission bi ñu boo xam kan mooy Yoro Fall. waaw Yoro Fall benn jeune la bu dëkk département Rufisque commune Bambilor bokk ci commune Bambilor rawatina dëkk Kër Ndiaye Lo juddoo fi màggee fi yaroo fii bon. loolu lañ mën a wax ci moom pour l'instant. d'accord pour l'instant émission bi nag ñu fas yéene tàmbali ak wàllum immigration clandestine ndaxte moo xew actuellement ñu gis ndaw yi di jël gaal ji dem bëgg tukki nag mais am na ay conséquences ñu bëri dem nañ ba ñàkk seen bakkan lan mooy tey position Yoro Fall lan mooy avis Yoro Fall ci phénomène bi. waaw xanaa di métti lu di naxarlu dem bi ñuy dem ci géej gi parce que li am ñun ñëpp gis nañ ko métti na lool. metti na lool mais xëy na li tax ñu koy def dañu ñàkk pexe mais moo tax ñuy jël di dem di mbëkki ji mais ñuy wax le président de la république xam naa mu ngi ci liggéey mu jéem a xool na la ndaw yi di toogee suñu réew parce que li am ni metti na trop te dañ koy ñaawlu parce que le fait que ay ndaw yoo xamante ne ni dañu toll seen diggi dool ñu yaakaar leen ñuy avenir u dëkk bi ñuy dem di dee ci biir ndox mi yaakaar ne bu ñu génnul rek du ñu tekki loolu dafa métti te loolu moom dañ koy ñaawlu daal. ñu bari gis ne ñàkk emploi bi maanaam xëy ndaw yi daal moo nekk à l'origine quoi est-ce que loolu yaakaar boobu la Yoro Fall am tamit exactement. waaw loolu bokk na ci man tamit li may naxarlu parce que ñàkkam xëy bi loolu moo gën a yokk tax xale yi di dem di mbëkki ji loolu la ñu war a xool nuñ ko saafara emploi des jeunes. ñun ñu ngi ciy bay suñu waar fii au niveau du département de Rufisque parce que fii créé nañ fi ñun ay emploi mais dafa métti parce que xëy war a faj dara fajoo ko li ngay am yaakaar fa nga am yaakaar rek boo xëyee foofu nga jëm looloo tax ndaw yi di kii mais liñ ci war a def mooy ñu saaf rek le président rek même les maires yi nga xam ne ay responsable lañ nekk ci dëkk bi ñu bañ a xeeb dara ñu créer ay emploi pour ndaw yi toog ci dëkk bi. loolu waruñu si xaar rek président man am naa ci wàll keneen ak keneen am na ci wàll ku ci nekk am nga ci wàll mais nag il faut ñu appuyer ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk ci localité yi ñu mën a def loolu noonu téye ndaw ñi fi si dëkk bi. téye ndaw yi xam nga question bi lan moo ko waral ndaxte gis nañ la yow rawatina yow Yoro Fall tey nga am sa entreprise fii Global Falen Holding Service ñu wax ñu d'abord lan moo tax ñu gis la ngay recruter ay ndaw yu bari jeunes yi bari nag ci gox bi pourquoi ça justement. li tax. créer emploi rek parce que am na ndaw yoo xamante ne nii ñu ngi fi nekk dañu jàng ba pare yor seen i diplôme amuñu fu ñu jëm loolu bokk na ci li gën a tax ñu créer suñu entreprise pour jàppale ndaw yi jàppale leen parce que fi mu toll nii dafa metti surtout si département Rufisque te li tax mooy xale yi amuñu yaakaar fenn boo gisee agression bi bari mbëkk mi bari clandestin bi bari loolu kese la dañu ñàkk fu ñu jëm la. loolu bokk na li tax ñu xar suñu tàng tubay créer entreprise pour recruter jeunes yi xam nga pour jàppale leen ñu mën a am fu ñu jàpp. dafa mel ni tamit yéen a ngi taxawal benn réseau des entrepreneurs jeunes entrepreneurs ndaxte yéen xam nga bon commencé ngeen bëri nag certainement entrepreneur nag fii ci gox bi quoi fan ngeen toll actuellement ak nu muy demee après. bon ñu ngi ciy waxtaan nag ñu ngi ciy waxtaan tënkaguñu dara parce que ñu ngi ciy waxtaan ñun entrepreneur yëpp mais tënkaguñu. ba bu ñu ko tënkee rek dinañ woo ñëpp fésal ko mais ñu ngi ciy waxtaan daal ndànk-ndànk. est-ce que yomb na tamit nga nekk entrepreneur sa bopp te amoo jàppale amoo dimbali tamit est-ce que yomb na. waaw non yombul parce que boo dëgërul tuuti surtout fii Sénégal non di nga daw parce que dafa metti nekk ndaw bëgg a jàppale ay ndaw te amoo ku la jàppale loolu dafa metti
ñun ñu ngi ciy dund lu bari fii entrepreneur yu bari boo demee si ñoom chef d'entreprise yu bari tey boo demee si ñoom dinañ la wax ñu ngi jànkonte ay jafe-jafe yu metti mais sant yàlla daal waaw di góorgóorlu rek. est-ce que yow tey gis ngeen appui yu maire 4C yi communes yi nekk fii Sangalkam Jaxaay Peulh Bambilor. non amuñu appui benn maire ñun ñi nekk si département bi fii si commune Bambilor même boo defee sa demande sax bon ñoom ñu jëlee étranger sax moo leen gënal quoi pour ñu jox la yow mi nga xam ne yaa dëkk ci localité bi xam nga bon ñu ngi koy gis fii chaque jour parce que fii am na fi marché yu bari yoo xamante ne nii mu ngi fi yoo xamante ne ñeneen ñoo koy liggéey te am na ay ndaw yu gox doomi gox bi yoo xamante ne nii ñoom mën nañ ko liggéey mais ñeneen ngay gis ñu koy liggéey mais loolu mënoo ci dara quoi. moo ko waral nag si sa xalaat. xaw ma xëy na boo leen ko laajee ñoom dinañ la ko wax parce que ñun li ñu war a def yëpp def nañ ko ñun li ñu war a def ak ñoom yëpp def nañ ko bon comme nag ñun mënuñ ci dara ci loolu te ñoom ñoo war a jàppale ndaw yi ñu entrepreneur yi fi nekk entrepreneur yi jàppale waat jeunes yi fi nekk pour ñu mën a yokk emploi bi. nga xam mbir moo politique Yoro Fall yow tamit yaay président mouvement pour l'émergence mouvement bi lan moo ko waral fu ñu fan ngeen toll mouvement bi day na wala diwul wala ma ngi dund ba léegi. mouvement bi mu ngi dund ba démb rek te tenir nañ ay réunion yoo xamante ne ni mouvement bi la union pour l'émergence parce que créé nañ ko bu yàgg waaw ñu ngi si waxtaan daal si jafe-jafe réew mi ak fi ñu toll ci département beeg commune beeg yëpp parce que kii bi mouvement bi ca département bi la waaw ñu ngi ciy waxtaan ñu ngi ciy liggéey ñu ngi avancé bu baax. gis nañu ay jàngoro coronavirus bi yàggul dara tamit ay inondation est-ce que yéen peut-être jëf ngeen action yi jëmale askan wi di dimbale leen ci jafe-jafe. lépp loo xamante ne ni jaar na fi rek muy jafe-jafe askan bi rek ñun suñu mouvement def na ci lim ci war a def yëpp. lépp lu mu mën a doon muy wàllu mbas mi fi jaar muy wàllu inondation bi boo xoolee ci réseaux sociaux yi di nga gis parce que lépp loo xamante ne nii dem nañ ci daara yi bi nga xamante ne ni Covid bi am na génne nañ ñun li ñu am dem ci daara yi dem ci population ñi nga xamante ne nii dañoo néew doole ñu appuyer leen même tout récemment bi inondation bi amee jënd nañ ay moto pompe ànd ak askan bi xam nga def lépp lu ñu war a def ñun suñu mouvement. yéen seen mouvement bi la wala da amoon appui peut-être. non amuñu appui kenn personne ñun ñooy jël suñu moyen bopp def jënd suñuy machine jënd suñuy pompe lépp même Covid bi tamit ñun ñoo jënd suñu dund bu doy dem seeti ñi nga xam ne ay imam yeeg ñëpp ñi yor daara yeeg ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw yëpp ñu jàppale leen mais amul kenn koo xam ne amul du benn maire bu ñuy jàppale non amul. lan mooy objectif mouvement bi union pour l'émergence fan ngeen bëgg yeggal après fan ngeen bëgg yegg après. bon changer politique bu salté bi fi nekk rek ñun moom ay jeunes la yoo xamante ne dañoo pare ak ànd ak seen i kilifa pour changer li nga xamante ne moo nekk ci politique bi ñu gis ci département bi. politique salté bi lan la exactement. mais politicienne bi fi nekk maanaam xam nga ko yow journaliste nga yaa ngi non yow xam nga li fi nekk lépp li nga may laaj yaa ma ko gën a xam. yaa ma gën a xam li nga may. ban politique ngay wax ni ban politique exactement ni waxal rek. politique bi nekk ci département bi nekk di am kumba am ndey am kumba amul ndey bi nekk ci département bi fii ak ci commune yi nekk fii bon moo tax suñu mouvement ñu créé ko. kon yéen da ngeen di ñëw pour créer rupture bi. dindi fi li nga xamante ne lépp lu salte la jàppale population bi jàppale askan bi pour ñu dem ca kanam. politique de développement ngeen def. politique de développement ci lañ nekk parce que chaque jour rek ci loolu la ñuy réunion ci la ñuy waxtaan ñu ngi ci daal liggéey yu am solo te xam naa ci kanam tuuti ak ci kanam fi ñu jëm nii di nga gis lépp loo xamante ne nii li mouvement bi liggéey di nga gis. gis nañ tamit Yoro Fall actuellement nga doon responsable politique ci commune Bambilor département Rufisque tension bi bëri na trop diggante responsable politique yi rawatina sax léeg-léeg maire yi te lan mooy ci sa xalaat en tant que jeune dëkk ci gox bi. waaw tension bi fi nekk moom bi ma gis fii ku si nekk sa intérêt rek ngay def ngay moo tax ngay wax mais amul kenn koo xamante ne ni intérêt population bi moo la tax a jóg ñi ma gis nii fii yëpp leader yi ma di gis ñii ñu nekk ci réseaux sociaux yi wala ñi ma gis ñu nekk ci télé yi di wax bi muy neex
ñoom ñoo nekk la woon fay na xarit nii rek nga commencé dégg kon ku si nekk rek sa intérêt rek moo la ñor mais du askan bi de ñiy wax ñëpp du askan bi moo leen tax a jóg seen bopp moo leen ñor parce que defuñu dara pour askan bi. fooy teg lii da ngay wax ni. non fi ma ko teg fu leer la parce que fii laa dëkk ci commune bi fii laa dëkk bokk ci commune bi kon bu fekkee commune bi ñi ma gis tey ñuy ay responsable nekk ci commune bi di xuloo di xeex di sànnante ay xeer seen intérêt personnel moo leen ñor mais du intérêt population bi. kooku gisuma woo. est-ce que ñoom population xam nañu li ngay wax ne est-ce que ñoom loolu mooy seen avis est-ce que xam nañ la. non bu baax instant bi population bi yeewu nañ xam nañ ne fi mu toll déggoo gisoo kenn ku yëkkati benn population daan leen kaa leen nii kaa ñu xeex lii kaa leen lii parce que xam nañ ne kuy oo nit ñi rek sa intérêt moo tax léegi nag loolu lañ fi bëgg a jëlee affaire intérêt yooyu noonu tey bu neexee kenn du leen dégg bu naqaree tey ñi fi nekk di kiiroo di ŋaayoo yëpp ñoo fi nekkoon àndoon. kon ban problème lañ mën a am ba tey taxaw ku nekk di taxaw di jël position. Vous faites allusion à la mairie de Bambilor peut-être ndaxte moom moo xew actuellement diggante maire gi ak adjoint au maire conseil municipal yi génn à gauche à droite loolu nga peut-être bëgg a wax apparemment. bon foofu laay waxee parce que ñoom ñoo àndoon di ànd ak maire di ko soutenir ba tey mais jékki-jékki rek ku nekk taxaw jël position quel le problème ñun xamuñu problème bi ñoom équipe la ñu woon nañ ñu wax réalité bi lan la ba pare. parce que man moom xaw ma la seen réalité en tout cas mairie Bambilor man du ma fa dem du ma fa fréquenter. dafa mel ni yow bokkoo sax mairie Bambilor mel ni bokkoo Bambilor moom li nga fa gis yow lu tax lan la exactement wala boobu rarement lan la. non bokkuma fa parce que xëy na maa ngi ñoom bokkuñu gis-gis quoi dañu wute gis-gis maa ngi ñoom bokkuñu gis-gis bokkuñu vision loolu moo tax mais ci laa bokk ci mairie bi laa bokk nekk responsable comme ñoom mais bokkuñu gis-gis daal. parce que ñoom ni ma gis ñuy defee daal maa ñoom bokkuñu gis-gis. xëy na peut-être tamit daa nekk un poulain de Omar Gueye ministre Omar Gueye peut-être loolu moo tax peut-être attention Yoru Fall. xamante ne ni moo fi nekk mooy man politique bi ma gis ñoom ñu koy politique bon man loolu du ma doxee noonu daal mais pas Omar Gueye mënu ma wax àndal ak kii wala xoolal fee wala déedéet non. waaye Omar Gueye nga ànd nag. Omar Gueye ngay accompagné nag wala loolu amul tamit. Omar Gueye dañ koy jàppale waaw parce que moom moo nekk fii si département bi nekk ministre bon ñu ngi koy jàppale. mais yow nga nekk ci commune gi tamit te yaakaar naa ni peut-être bu fekkente ne accompagnement am na sa maire bi nga waroon tàmbali normalement lu tax peut-être accompagner Ndiagne Diop nga préféré accompagner ministre Omar Gueye te maire Sangalkam du maire Bambilor. non xam nga tey jii Ndiagne Diop maa ngi koy nuyu mais mooy maire Bambilor. mais xëy na maa ngi moom bokkuñu gis-gis. waaw comprendre Omar Gueye nag moom lañ dékk département bi man ma créé mouvement bu boole ma ci boppam boole ma ci looloo tax ma koy soutenir di ko jàppale. mais ñu bëri ne Yoru Fall ne fait pas poids Kër Ndiaye Lo ndaxte fii bëri na ay kàngam du ma cité seen tur yaa ma gën a xam lan mooy poids Yoru Fall Kër Ndiaye Lo exactement. bon sama poids moom xëy na nee naa la di nga ko xam ci kanam parce que bu fekkee aw ma poids nit ñi leader yi fi nekk xam nañ bu fekkee am naa dinañ ko xam parce que saabu du fóot boppam mënu ma toog naan lii wala laa mais en tout cas daal maa ngi milité fii Kër Ndiaye Lo nekk fi responsable lépp loo xamante ne ni jafe-jafe la ci askan bi ma ñëw taxaw ci ba mu mat lépp lu ma xam ne problème la dinaa ci taxaw mais am na poids wala amul poids kooku moom nit ñi ñoo koy jugé quoi mais. est-ce que demain mën nañ gis Yoru Fall di collaborer ak yenn responsable yi na ci gox gi rawatina Pape Sow rawatina Pel Gueye ak yenn yi pourquoi pas wala boobu ñoo tamit ba léegi bokk leen ay gis-gis. waaw boobu bokkuñu gis-gis parce que ñun nag ku si nekk daal yaa ngi toog sa coin di liggéey xëy na bés mën na ñëw ñu ànd booloo xam nga nekk ci suñuy nekk waxtaan daal mais du moment bii daal parce que loolu amagul waaw ñoom ñu ngi seen coin man maa ngi sama coin bon kon ku si nekk yaa ngi nekk sa coin di liggéey quoi. mais nag amoo leen problème seen diggante. non amuñu benn problème. Pel Gueye Yoro Pape Sow ak ñeneen. non ñoom aw ma ak ñoom benn problème parce que samay frère Pel Gueye sama sœur la Pape Sow sama frère la bon ñoo bokk dëkk bi xam nga ñuy ay jàmbaar ñuy contribuer ci dëkk bi bon ñuy liggéey. ma boo xam tamit Yoru Fall tey lan mooy sa relation individuellement ak maire bu nekk les 4 Ndiagne Diop ministre Omar Gueye Papis ak Moursar Ba les 4 maires la lan mooy sa relation individuellement ak ku nekk.
D'abord ñu commencer par sa mère d'abord Ndiagne Diop lan mooy sa relation. Ndiagne Diop moom bëri amuñu relation parce que nuyoo rek lañ seex ça va bien kana jàmm kële comment dirais-je keneen ki Omar Gueye waaw Omar Gueye moom comme li ma la wax rek moom moo nekk fii si département bi bon lépp loo xamante ne mu ngi ciy liggéey daf ñuy woo waxtaan si ñun xam nga ñuy waxtaan ak moom di échanger bon mooy suñu waaw moo nekk waaw. mooy sa leader yow. Omar Gueye waaw jàmbaar la daal en tout cas. waaw ñu koy félicité waat encore une fois ci nomination bu bees biñ ko nommé. comprendre nga waaw ñu ngi ko si félicité di ko ñaanal yàlla mission bi ñu ko dénk mu àggale ko ak jàmm comme ni ko président ak ni ko Sénégal yaakaaree ci loolu noonu. rawatina mu nekk. waaw Papis comme relation yi ñu am ak maire Bambilor rek ça va waaw. Modou Sarr Ba tamit la même chose. waaw lan moo ko waral lu tax loolu. bon dara taxul xëy na dafa am ci foo xamante ne nii man foofu laa nekk xam nga am foo xamante ne nii foofu laa toll am foo xamante ne foofu laa jëm mais du dara. Voilà, justement, mesdames et messieurs, chers amis auditeurs, chers amis internautes, mbokk yi ñu fàttali tey nag ñu dalal Yoro Fall mooy président mouvement Union pour l'émergence responsable politique fii ci Kër Ndiaye Lo nekk tamit PDG bu entreprise Global Fall Holding service fii ci Kër Ndiaye Lo Yoro Fall te ñu wax justement gestion commune Bambilor ndaxte yow da ngaa bokk ci commune Bambilor gi tey noo gis gestion commune Bambilor gi en tant que jeune responsable politique. commune Bambilor bon man daal gis naa ne foofu dara doxul quoi. loolu mooy sa gis-gis. waaw sama gis-gis loolu la parce que man gisuma dara loo xamante ne def nañ ko fii si. ci commune bi waaw. commune Bambilor dégg naa seen benn responsable sax maa ngi koy gis sànq seen benn émission mu naan commune Bambilor comme marché. maa ngi koy dégg monsieur l'adjoint au maire mu koy wax. monsieur Landing Mbengue mu koy wax. te bëri na ñoo xam ne gis-gis boobu lañ am ci commune bi. te loolu dafa ñaaw loolu parce que ñun fii Kër Ndiaye Lo fii laa mën a wax quoi fii laa dëkk gisuma dara loo xamante ne maire bi def na ko fii nii Bambilor fii Kër Ndiaye Lo gisuma ko fi de bu fi amee nag xëy na mën na fay am te mais fii laa dëkk fii laa juddoo te gisuma dara lu fi changé loo xamante ne nii nee nañ lii régime bi fi lañ ko def. foyer des jeunes. bon foyer des jeunes bi la fa nekk moo fi nekkoon rek xoolal foyer des jeunes yi nekk ci commune bi nga xool bu Kër Ndiaye Lo collectif moo fa nekk ak lii rek gisuma fa dara. poste de santé bi. xëy na poste de santé bi bon ñi fi nekk ñu ngi ciy góorgóorlu mais man daal gisuma ko. am na marché bu bees de léegi Bambilor macha allah am na tamit mairie bu bees. waaw foofu mais Kër Ndiaye Lo laa wax. noonu tamit am na ay je sais pas réalisation je sais pas. boo ko gisee nga wax ma ko mais man daal gisuma loo xamante ne nii daal nee nañ lii mairie bi fa def loolu ma dégg ne mairie bi tabax na fa mairie defar na marché Bambilor mais fii nii Kër Ndiaye Lo Kër Daaru Sarr non gis naa ne gisuma fi dara loo xamante ne nii lii am na loo xamante ne nii daal mairie bi moo ko fi def te askan bi soxla na ko daal askan bi soxla na loolu pour ñu bàyyi xel si ne askan bi moo leen fal parce que Kër Ndiaye Lo gi dafa jàpp ci. li tax meeru Bambilor falu mais gisuma dara loo xamante ne ni lii mën nañ ne lii la gisuma ko fi. souvent Kër Ndiaye Lo Kounoune ak ñenn gox yi ñoom léeg-léeg ñu yaakaar ni tey tamit jot na ñu am seen i bopp maanaam ñu am découpage administratif bi ñu nekk commune wala bokk ñu rattaché leen feneen est-ce que loolu justement c'est l'avis de Yoro Fall exactement. man si laa dala xeex depuis lors parce que man moom li ma gëm mooy Kër Ndiaye Lo dafa war a am commune. Kër Ndiaye Lo warul dépendre ci Sangalkam warul dépendre ci Bambilor dafa war a am commune boppam ñun foofu lañ ko teg te yàgg nañ see liggéey ba léegi ñu ngi ciy liggéey loolu moo war a nekk. même bu fekkee ñun jariñoo ñu ko suñu njaboot jariñoo ko parce que yow imaginer nga jógee Kounoune dem ba Bambilor mais loolu dafa graaw. mais pour nga nekk tamit commune am na critères yi de est-ce que Kër Ndiaye Lo justement remplit tous ces critères là. lépp am na fi. monsieur Mané wàccil sur le terrain nga xool Kër Ndiaye Lo il est mu am commune parce que dafa jot. injustice la quoi ñu bari loolu la ñuy wax. mais ñëpp xam nañ ko régime bi fi jógee moom moo ko defoon parce que tey jii booy découpé jël Kounoune Kër Ndiaye Lo yóbbu Sangalkam yóbbu Bambilor du moins jël Bambilor jël Sangalkam def ko 3 villages Noflaye loolu mais le président waxoon na diggoon nañu ne dina ko corriger
te am nañ yaakaar bala ñoo dem élection locale dinañ ko corriger incha allah. am nga ci yaakaar yow. te lu mën a nekk la tamit. am nañ ci yaakaar non incha allah loolu moom am nañ yaakaar ñun ne balaa ñoo dem élection loolu dina am. mooy seen xeex yéen fi ñu toll nii. yàgg nañ ci loolu suñu combat la te ñu ngi ciy waxtaan ñu ngi def lépp pour loolu. bu woo leen bokk daal Bambilor. non Bambilor moom doy na daal Bambilor moom li ñu fa jot a dund moom baax na. waaw xëy na yow mën nga gis neexaay bi mais ñun moom gisuñu ko quoi franchement man bokk Yoro. dëkk Kër Ndiaye Lo fii di rencontrer waa Kounoune waa Kër Daoussar waa Cité des enseignants xam nañ ne ñoom bëgg nañ ñu jëlee leen Bambilor pour indi leen fii. bu boobaa nag kan mooy na doon premier maire peut-être si ça fait des mois Yoro Fall Pape Sow Pël Guèye wala kan. non bon loolu moom mu ngi suñu kanam quoi mais d'abord nañu am commune ba pare. waaw. waaye xam naa tamit élection la ñuy waaj ni élection locale yi nii lan mooy ambition Yoro Fall ci élection yi wala bokk Yoro amul ambition. bon non ñun moom suñu mouvement ñu ngi waxtaan ñu ngi préparé ñu ngi ciy liggéey dañu yor mouvement boo xamante ne nii bon du man maay président bi rek mais du man maay dogal dafa am loo xamante ne nii dama koy bàyyi seen loxo bés bu jotee nag dinañ ci waxtaan. mais nag vous allez participer à ces élections. incha allah rabbi. loolu leer la moom loolu moom dinañ ci saf-sap. coalition bi lay doon wala bokk yi yéen yéen dem seen bopp wala na ngeen di jàppale ministre Omar Gueye wala Ndiagne Diop ngeen jàppale. li ma la wax léegi rek nee naa la dañ ciy waxtaan ñu ngi ciy waxtaan xam naa ne daal bëgg nañ changement moom am fii. léeg-léeg ñu gis le président Moustapha Cissé Lo ñëw rendre visite à Yoro Fall lan moo nekk seen diggante ak Moustapha Cissé Lo. waaw kooku sama xarit la sama kilifa la sama lépp la sama xarit la sama kilifa la sama lépp la waaw ci gàttal kilifa la ci man daal. ban genre relation ngeen am ba léegi sama question bi tontu. relation yu am nañ relation yu particulier parce que nit bu baax la sama kilifa la daal sama lépp la xam nga lépp moom bu ma la ko waxee rek mooy ëmb na lépp. mais nag ci travail peut-être si suuf quoi politiquement. non politique non sax si leneen la ñuy liggéey maa ngi moom. mooy lan par exemple. non ci yeneen rek parce que sama kilifa la xam nga ma la waxee sama kilifa la comme loolu wax na lépp ëmb na lépp. moo tax parfois ñu gis président Moustapha Cissé Lo déplacé wu ñëw ba Kër Ndiaye Lo di nem ko Yoro. des fois mu woo ma dem këram des fois du ñu xëy daal du ñu toog semaine boo xamante ne gisee ñu wala déggante téléphone loolu du am. pourtant bokk ci nouveau gouvernement bi nag ñu bëri yaakaaroon ne waroon na am place nouveau gouvernement bi mais moom bokk ci nag est-ce que lan mooy sa xalaat yow tamit. non gouvernement bi jeexagul ministre yi rek lañ ñoom des na yeneen poste yoo xamante ne nii ñu ngi ciy xaar xëy na dina ñëw daal. mais moom nag diggantam ak Macky Sall nag. non dara amu si gars yi dañuy wax rek dara amu si. non dara amu si non boo dégloo sortie am na sortie bu mu mujjee def am na lu dégg nga li mu wax bi muy bàyyi poste premier vice président assemblée bi nee na leen Macky yabal na kilifa ci moom mu ñëw mu waxtaan ak moom léegi li mu jëm mag loolu moo tax Macky teggil ka yenn kii yi mais ñoom ñaar réeroo ñu amuñu benn problème. seen relation nag ak moom dafa jaaxle ñu bëri ndaxte ñu gis ne Moustapha Cissé Lo dafa xaw difficile à gérer quoi te tey muy ànd ak Yoro Fall. non nit bu baax la nit bu amul benn problème. waaw nit bu oyof la nit bu difficile la nit boo xamante ne boo ko bëggee gis léegi gis ko amul benn problème nit ñi moom xam nga Sénégal fii moom dañuy yokk waaw dañuy fekk benn affaire yóbbu ko foo xamante ne nii àggul foofu. mais nit daal la boo xamante ne nii mën naa ne la fii daal ni ko fi gën bariwul daal. gestion APR Alliance pour la République bu njiit réew Macky Sall nga nekk membre bi tey lan loo gis gestion bi ci département bi wala ci commune gi d'abord. bon commune bi waaw ñu ngi góorgóorlu de parce que fii moom APR moom bon au niveau départemental ñuy nuyu ministre Omar Gueye mi nga xam ne moo ko jiite bon ça va daal. au niveau communal aussi le député maire Ndiagne Diop moo ko jiite. waaw député maire moom xam nga li ma ci mën a wax bariwul parce que damooy nii rek laa koy séenee xam nga mais en tout cas daal bu fekkee commune bi moom doxul moom. loolu mooy sa xalaat. waaw commune bi moom non doxul. bu fekkee nag am na leen loo gis par rapport ak li ma gis xëy na ute gis-gis yi mën na wute mais bu dee commune bi moom bon non gisuma dara lu fi dox parce que fii moom du ma gis
ñuy réunion gisuma loo xamante ne ñu ngi koy doxal fi APR fi daal maire fi nekk waaw maire kese dégg naa adjoint au maire ne ñoom sax seen commune duñ leen consulter si dara xam nga bon amul benn loo xamante ne nii bon ñu ngi koy dox ñu ngi koy wax ñu ngi leen ciy boole loolu maire rek mooy jël décision loolu ñu ngi koy doog a xam bi nga xamante ne nii kii na parce que ñun ñu ngi doon yaakaar ne lépp c'est bon parce que bokkuñu si ñoom ñoo nekk foofu noonu. kon loolu ngeen boo changé quoi yéen. incha allah rabbi te dina am sax. est-ce que am ngeen compétence tamit affaire yomb wax yomb na de mais jëf lii beneen affaire la de. ah bon ñu ngi daal waxtaan ak askan bi di xool jafe-jafe askan bi parce que li ci am solo lépp mooy si askan bi rek moo si am solo xam ne xam nga ñii ñoo la fi teg xam nga fii la askan bi toll li mu jafe-jafe yi loolu rek moo am solo ci mbir mi saafara jafe-jafe askan bi kese moo si am solo. tey noo gis nomination ministre Omar Gueye nekk peut-être une fierté aussi du département étant porte-parole maintenant du gouvernement du Sénégal ba ñagat nga ciy def. waaw jàngat bi ma ciy def. non si parce que Omar Gueye moom bon jàmbaar la quoi li ma mën a wax du dara taxul ma koy wax parce que liggéeykat la fii Sénégal defe naa nit ñi bari nañ yaa nit ñu bari ñoo fi nekk mais suñ ko tànnee tey yokkal ko xam nga tànnaat ko. président defaraat ko parce que liggéeykat la parce que ay moromam. ñu bëri yaakaaroon ñu bëri ñoo xaar nag mu daan wala mu génn ci gouvernement bi ñu bëri ñoo doon yaakaar. yaakaar loolu politique rek moo tax ñuy wax loolu mais buñ ko tegee ci base liggéey xam nañ ne le ministre Omar Gueye liggéeykat la mais bu fekkee ne ci base politique la ñuy waxee naan di wala loolu xam nga loolu dañuy wax olof dafay wax ku sa noonu di sang doo set loolu rek moo tax ñuy wax mais Omar Gueye ku ko xam ne moom liggéeykat la. vraiment jàmbaar la liggéeykat la moo tax ñu ne depuis 2012 ba léegi mu ngi nekk ministre. non bu fekkoon du jàmbaar. mais bu fekkoon du jàmbaar kon duñ ko bàyyi foofu. en plus ren mooy porte-parole du gouvernement du Sénégal. ñu yokkal ko ci li mu yoroon. kon donc kon jàmbaar la loo ko mën a waxal ne nangul ko loolu kooku yàlla moo ko defal et puis tamit mu ngi ciy dox ñun ñu ngi gis ay activités mu ngi tourner mu ngi dem ci collectivités locales yi mu ngi dem ci département yi mu ngi dem ci région yi mu ngi liggéeyal président. kooku li ñu mën a def mu dul ñaanal ko jàppale ko te muy fierté suñu département man loolu laa ci xam. il est contesté le ministre. waaw ben moo contesté parfois. waaw mooy li may wax rek ñi ngay wax yëpp mooy politique rek loolu politique la rek mënul ñàkk nag quoi parce que département boo dem ministre boo dem am na loolu noonu foo dem am na fa boo demee Kaolack am na fa boo demee Dakar am na fa foo dem am na ñoo xam te ñii dañuy nangu ñii duñu nangu mais le fait que président mu ngi koy am confiance ci moom renouveler confiance kon boog lu ñu def lu dul jàppale ko. est-ce que tamit jotul tey moom muy liggéey en parfaite collaboration ak les autres quoi responsables yi ngir taxawal bu baax quoi. yaakaar naa mu ngi koy def. ah bu ko deful tamit du lu war loolu war a ko def li mu war a def mooy moom li ñu ko dénk département bi mooy mu dajale njabootu président yëpp di liggéey ak ñoom di partager ak ñoom parce que loolu la ko président dénk man li ma yaakaar moom mu ngi koy def xëy na bu fekkee defu ko nag loolu moom. Mesdames et messieurs, justement, chers amis auditeurs, chers amis auditrices, chers téléspectateurs et téléspectatrices, justement, chers internautes, tey nag ñu dalal Yoro Fall mooy président au mouvement Union pour l'émergence nekk tamit responsable politique fii ci Kër Ndiaye Lo président directeur général la PDG bu entreprise bi ñu woowee Global Falen Holding service justement Yoro Fall tey nag dafa mel ni émission bi xam naa léegi mu jeex nag lan mooy sa kàddu mujj. sama kàddu gu mujj mooy di ñaanal Sénégal jàmm am fi di ñaan président de la République mu saafara jafe-jafe yi nga xamante ne ni jeunes yi am nañ ko yokk emploi des jeunes yi parce que jeunes yi ñoom ñoo war a tabax Sénégal ëllëg ñoom ñoo ko war a defar. kon buñ demee ba amatuñ yaakaar loolu dafa garaaw kon dañuy ñaan yàlla xam nga xale yooyu tamit yàlla delloo seen xel ñu bàyyi. kii ji ñu nekkaat fii. tamit des na sensibilisation pour ñu sensibiliser leen jarul ngeen jël gaal toog leen fii Sénégal fii mën ngeen liggéey fii tekk fii am fi dara loolu nag liggéey la tamit xam ne yaakaar naa ne yéen tamit am ngeen ci wàllu. non ñun moom suñu côté moom liñ ci mën ñu ngi ciy def parce que fii boo xoolee ñun fii suñu entreprise ay ndaw rek ñoo fa nekk yow ñëw nga fa def nga fa visite bi nga ñëwee ay ndaw kese nga fa fekk loolu ñu ngi ci def suñu kéemtalaay kàttan te bu ñu gënee yokk rek ñun ñu gën a yokk ndax xëyu ndaw yi parce que tamit ñun loolu rek lañ fi nekkee quoi. Justement le mot de la fin.
pour la fin di leen sant di leen gërëm di gërëm équipe bi nga àndal. di ñaanal yàlla seen télé bi zone 7 bi yokku ba àdduna yëpp di ko seetaan. amiin incha allah rabbi. amiin di sant leen gërëm bu baax a baax si déplacement bi ngeen déplacé wu tamit déplacement yombul temps amul quoi. merci beaucoup. Merci justement, chers amis auditrices, chers amis auditeurs, chers internautes, c'était là justement le mot de la fin de Monsieur Yorofal, président du mouvement Union pour l'émergence, également responsable politique à Kuringailo, PDG, directeur général de l'entreprise Holding Global Fallen Holding Service. C'était notamment son invité qui débat de la jaune bi, débat de la jaune bi ça sonne mardi lay am mom lañu non de la tay Yorofal. Vraiment merci beaucoup yow tamit ci disponibilité. Vraiment merci à toute l'équipe technique conduite par notamment Ibou Gueye, Fatou Kene Ndiaye, Omar Diop et toute la rédaction pour la réalisation. On se donne rendez-vous mardi prochain dans un autre numéro avec notre invité. D'ici là, excellente suite de programme sur la Jeune 7 TV, notamment sur les réseaux sociaux. Au revoir, bientôt.